Serigne Hassan Salam. Né en 1912 à Mbam, un village situé à quelques kilomètres de la région de Diourbel, Serigne Hassan Salam est l'un des plus grands saints que le Sénégal n'ait jamais connus. Mais, il est aussi l'un des plus mystérieux et méconnus du grand public. Décédé en 1993, ses disciples organisent chaque année une journée en sa mémoire dans la région de Diourbel. Pour cette année, Sénégo en profite pour interroger un de ses fils du nom de Serigne Adama Salam, qui a accepté de nous parler de son défunt père et guide religieux. Ils sont rares des hommes comme Serigne Hassan Salam. Informé de sa dimension spirituelle, Sénégo a joint son fils Serigne Adama Salam, qui nous a livré quelques miracles, parmi tant d'autres, opérés par le guide religieux de son vivant. Il nous a confié que comme le prophète Jésus, Serigne Hassan Salam a affirmé qu'il est né sans père. Je suis descendu d'une étoile dès que j'ai aperçu celle qui me conviendrait comme mère aller chercher de l'eau dans un puits. Je suis resté dans ce puits jusqu'à ce que ma mère, note de la rédaction, Sokna Senabou Diop, mette son seau et je suis entré dedans. Arrivé à la maison, lorsqu'elle a bu de cette eau, elle m'a enfanté. A-t-il confié dans un élément sonore, repris par son fils. Un miracle parmi tant d'autres qu'il a montré toute sa vie durant. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, cela veut dire vous aimez Serigne Hassan Salam. Malgré sa dimension inégalable, Cheikh Hassan Salam a pourtant confié qu'il n'est pas passé par l'école coranique. J'ai reçu des sciences venant de Dieu par l'entremise du prophète Al-Qadir. De ces sciences, Dieu me fait connaître les secrets des hommes et les secrets enfouis dans les profondeurs de la terre. A-t-il fait comprendre dans l'une de ses déclarations. Relation. Je suis un fils spirituel de Serigne Touba, disait-il, mais malgré cela, Serigne Hassan Salam a su nouer de solides relations avec les différentes confréries religieuses du Sénégal. De son vivant, il a rencontré beaucoup de dignitaires religieux dont Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, El Hadji Boussako, Cheikh Ibrahim Niass, qui lui a même offert un « boubou ». Toutefois, ajoute son fils, il était affilié à la confrérie mouride et proche de Serigne Fallou Mbacké, qui lui a aussi offert une maison à Diourbel où vivent actuellement sa famille. Serigne Hassan Salam est rappelé à Dieu le matin du lundi 13 septembre 1993. Il est inhumé au cimetière de Keur Goumak à Diourbel. Son fils Serigne Adama Salam confie qu'il n'a presque pas laissé d'héritage sur terre, sauf ses habits et sa maison. Ce samedi 13 novembre se tiendra à Diourbel, la journée de prière en sa mémoire, sous l'autorité de son calife, Serigne Saliou Salam. Ses disciples, et ceux qui connaissent sa dimension spirituelle, viendront se recueillir dans son mausolée. Car, disait-il avant sa mort, quiconque viendra se recueillir auprès de ma tombe, Dieu lui pardonnera ses péchés. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokk yi suivre seen chaîne Mouridulahi TV ñu maasee teewlu kasetu Serigne Sam Mbaye bi fii ci daayira Serigne Sam Mbaye Touba Ngaye Mékhé vendredi le 14 août 2024 di daayira bu waa Serigne Sam Mbaye bu soppee Serigne Sam Mbaye fii ci Ngaye Mékhé di faral di def vendredi bu jot kon ñu maasee teewlu ko bu baax a baax inshallah jotaay seen jotaay bokk ci jotaay yi nga xam ne du doon jotaayu perte ëllëg borom du ko rëccu mukk ndax jullit fu mu toll dafa war di fóot di duy da ngay fóot bala ngaa duy fóot jeex fóot xole ci jiitu moo ci gën a war moo ci ëpp njëriñ itam xol bu fóotu ba set suñu borom daf koy duy ak leeru texe leeru bëgg yàlla leeru xam yàlla wax nañ ko daanaka fu nu waxtaane rek dund bu mel ne dundu baahima moo yées si jullit dundu baahima mooy lan yi ngay aajowoo ci sa mbiri àdduna rek ngay ittewoo soo xiifee sa xel du dem ci lu dul lekk soo maree naan soo gëmmentoo nelaw soo feebaree faju mala yi itam noonu lañ koy defee rek dañoo wute bind rek waaye ñoom it loolu mooy seen itte ku ko def nag bu ëllëgee ñoom ñu gën la demeen tax ñoom suñu borom toggu leen jëf santu leen dara digalu leen terewu leen loolu jig na leen doomu aadama nag loolu jigu ko doomu aadama li ko jig mooy ni ma ko waxee rek fu mu toll di fàttali ko ëllëg am nag itte gannaaw bu ngëm dëgëree
kon li gën a njëkk a war doomu aadama mooy wéral ngëmam. ngëm dañu wax ne garab la dañ koy suuxat ñu toll. ngëm doomu gëléem la bu tuuti dañ koy dundal di ko toppatoo ba mu rëy. kon ngëm ku bàyyi sa ngëm wàcc ko rek topp sa àdduna day gën a tuuti di gën a tuuti ba du la tee jaar ci jaaruwaay yu bon ya. gannaaw am nga dara ci ngëm nag doo fa sax fokk nga génn safaan ba dem àjjana. waaye nag lu sa ngëm gën a néewee doole rek lay gën a tëlee fekk musiba ak dàq safara. faral na nuy waxtaane ne ngëm dana àgg ci xolu doomu aadama safara wa ca àllaaxira daf koy ragal. day ragal jëmm ji ndax ngëm gi ci xolam, ndax suñu borom dafa am kattan ba dara ñemewu ko, dara mënu koo résister. ki gëm dëgg-dëgg ba ngëmam àgg ci yennati daraja yi buy jéggi siraat safara wi day tiit naan ko yow borom gëm gu rëy gi sa leeri xar kanam yi mu ngi fay sama safara wi gaawal nga jàll. am ci borom ngëm yi ñoo xam ne bu leen safara gisee tiit ba fay, ni ko Cheikh Abou Yazid Bistami wax. fàttalente bi muy wax rek dañuy fàttale lu ci nekk waxtaan leen ko ay yoon, ndax mawdu bu fekkee ne daanaka benn rek lay doon ci jamono bu nekk, te mooy tazkira dañuy wax di ko waxaat ngir di ko beesal rek ci xol yi. tey jii nag waxtaan wi ni mu daan toll du ko toll ndax jamono ji moo xat mayuñu ko. kon dañuy mosle tuuti rek war nañ fi jóg am yeneen jotaay. fàttali nag wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin. jullit xolam mooy ras maalam, maanaam mooy capitalam. te fàttali ak fàttaliku rek mooy raxas xol, moo koy feesal ni ma ko waxee woon léegi. te loolu itte am itte lool moo ci gànnaayu nit ki. fàttali nag di fardu kifaaya. fardu kifaaya mooy lan? farata joo xam ne teguwul ci loos benn nit rek waaye ci loos mboolem jullit ñi la tegu. bu amee ñu jóg jëf ko mu wàcc ñëpp. bu kenn jógul def ko nag mu war jullit ñëpp. buñ ko deful bu kenn deful ñu jullit ñëpp am bàkkaar. kon fàttalente suñu boroom moo ko santaane. dafa ne falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahu fi ddiini wa liyunziru qawmahum izaa raja'uu ilayhim la'allahum yahzaruun. kuréel jullit bu ci nekk na am ñu ca jógee dem jàngi diine. buñ jàngee diine ba xam ko seen warugar matagul ñu ñëw xamle ko. suñ jàngee te jàngale wuñ ko, waare wuñu, leere luñu, xuppe wuñu, wàcc nañu warugar woo xam ne ëllëg daañu leen ko laaj. jëmmit bu fekkee ne yaakaare nañ ko xam dara ci diine, buñ ko laajee bu waxul la mu xam am na bàkkaar. sallallahu alayhi wa sallam dafa ne képp ku nëbb benn xam-xam ci xam-xami lislaam yi bu yomal xiyaamee ñu dañ lay laxaawe laa bi safara kul jiba bi li jaalin min an naar bi li jaalin min an naar. kon loolu lu ma tawatul ko la. inna allazina yaktumuna ma anzalna min albayinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnaasi fi lkitaabi ulaika yal'anuhum allah wa yal'anuhum allaa'inuun. suñu borom dafa tëgg foofu ñu nëbb xam-xam. ñi nga xam ne ñu ngi nëbb li nga xam ne man suñu borom naan yàlla wàcce naa ko ci njub ak ci leeru xamle lislaam ak ci njub. gannaaw bi ma ko wàccee ba leeral ko ci téere bi ci sababu sama yonent bi ma yónni, ñooñu day suñu borom daf leen di rëbb, rëbbkat yépp di leen rëbb. loolu moo waral aaya yooyu ak xadis boobu bu ñu woowee ci lu jëm ci xamle li diine duñu am sañ-sañu bañ a ñëw fekk am nu ngànt. loolu it moo waral waruñoo nëbb dara ci lu ñu xam, dañ ko war a wax jullit ñi. bu ñu ko waxee nag sunu warugar mat na nu wàcc. buñ ko jëfee mu jëriñ leen, buñ ko jëfee wulit. loolu nag du ne man dong maa war a wax, wala dama féete kaw kenn, wala dama gën a xam kenn, wala dama gën a mën kenn, wala dama gën a sawar kenn. sama wàllu bopp rek laa wax. warugar la nag bu suñu borom tege. ñi fi nekk ñëpp ñu ngi ci
ku ci nekk yaa ngay fa nga féete yaa ngay def la nga mën ak la la war texe ëllëg nag nga ay ci xol bu set bu fees ak ngëm yàlla nga waxe woon ne ni ñuy yare diine ba mu rëy rek ba àgg ci fi ma ko tuddee woon léegi lépp luy safaanam nag mooy kiiraay mooy lan mooy lu dox diggante nit ki ak leeru yàlla ngëmam day mel ne sondeel boobu ngelaw li di upp muy gën a néew doole ba mujj dootu leeral mën naa dem ba fay la qadarallahu wala sama borom bi tabaraka wa taala fa wàcce alquran wàcce ay tegtal alquran di kéemaan gu mel ne jant bi ak suuf si ak weer wi xam ne suñu borom dong lay aw meloom wàcce ko muy lu mën a waare dinu xamalit nanuy waaroo ci lépp lu mu bind alquran dinu ko jàngal di wax ak borom xel yi di wax ak borom xol yi borom xel yi daf leen di woo ci settantal toog ci sa béréb fàttaliku li nga tooñ fàttaliku li ngay ci sa dund nga xam ne perte nga ko fàttaliku li ci sa kanam nga xam ne danga war a farlu jëriñu ci ndax xamuloo kañ lay yem lay waxtaane kon nag suñu borom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu dafa indi téere bu ñuy jubal wàcce ay nit yu ñuy jubal ñu di yonent yi teg ci ñi ñëw ci seen gannaaw di ñu xamal li yonent yi indi woon al ulama warasatul anbiya bindee doomu aadama noo xam ne daanaka nu mu bëgg a mel rek mën na ne mel ndax dafa tàggat yaramu doomu aadama nooyal ko tàggat xolam nooyal ko ba nga xam ne lépp loo jéem te mënuloo ko charte moo des boo ko jaaree na nga ko war a jaaree rek da nga ko mën waxuma la xol mi gën a nooy yaram waaye yaram ci boppam nu ko nit ki bëgg a def rek gis nañu ñi nga xam ne dañuy tàggat seen yaram ci wet gu nekk di ci def ay kéemaan yoo xam ne da ngay dem ba defee ne ak njabar la ci xeetu tàggatin wu nekk xol nag moo raw yaram ndax yaram am na yax te yax mënuloo koo lem mënuloo koo taxañ xol nag nangu na lu nekk mu ngi aju ci ni ko nit ki tàggate waaye nag yiy dox diggante xol ak leeru yàlla ñëpp di njabootu seytaane yii di gànnaayam ñoo jafeel suñu liggéey ñoo bëgg a dox suñu diggante ak njub di ñoom seen bopp ñu di ay kiiraay di sàkkit ay kiiraay li ma wax ne doomu aadama bi nu bëgg a mel feek noo am a ngi dem ak a dikk ni mu bëgg a mel rek bu fanam guddee mën na koo mel waaye mi ngi aju ci itte ju mat ji ak not gi ngay noté sa bànneex kàttanu wóolute gi nga am ngay dem waxtu wu nekk fooy jëriñoo di tànn ñi ngay àndal ñi nga xam ne dañ lay jëriñ di toog jotaay yoo xam ne boo fay jóg doo fa wàññi ko waaye da nga fay jëriñoo di fàttaliku di toog di fàttaliku suñu borom ñaax nañu ci ba tey yonent bi yee nañu ci ba tey alquran inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkaruna li qawmin yazkuruna li qawmin yaqiluna yooyu yëpp borom xel yi lay waxal wane ne indi naa lu doy sëkk ci kaw suuf ngir ngeen mel na ma bëgg ngeen mel ko li nga xam ne moo leen di jëriñ ëllëg doomu adama li muy njëkk a xeexal balay àgg ci xeex ak seytaane mooy bànnee xam aada aduwika nafsuka allati bayna janbayka sa bakkan mooy noon bi gën a màgg ci sa ay noon lim ci gën a màgge gën cee naqaree xeexal mooy lim lay buux di la ci jëmee lépp lu neex la sa bànneex lay doon du la digal mukk lu naqari te di la jëriñ doomu aadama bi bakkanam ci la tayel nekk ci la bëgg nelaw nekk ci la bëgg ñam nekk ci la bëgg taar nekk ci la bëgg alal nekk ci la kañaan nekk ci la yéene lu ñàkk yéene lu rafet nekk ci la fexe yu bon nekk lu bon lépp ci xol la nekk nit kee koy yaatal mu dugg sanc bu fa yàggee sax dootu na neex a dindi inna makarim alfata bi xasabi makarihi nafsi wa qadri nasabi teraa ngay doomu aadama ëllëg mu ngi aju ci naqari bakkanam fii ci àdduna ak ay coonoom yu mu teg boppam ngir texe ëllëg
wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu su borom ne ñu jëf leen yàlla ak bu yonentam de daañu jëf li ngeen jëf daañu ko gis te daañu leen fay ëllëg doomu aadama bi xam ne nag yuhaasabu al-mar'u ala al-qitmiri ma al-fatili wa ala an-naqiri daañu xisaab nit ki dana taxaw ëllëg ci kanamu yàlla xaq yàlla njëkk a génn xaqi waajur xaq